ñëwaat bu baax a baax ci li nga xamante ne rek moom la jëf ci boppu république gannaaw ba mu jotee liggéey ak njiitu réew yu jaar Sénégal indépendance ak léegi ñaar fukki fan weeru septembre atum 2017 loolee am at tey gannaaw ba ki nekkoon xalif général di Tidiane di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine wuy juwoon boroom at ñu koy fàttaliku tey moom tamit mu bàyyi fii ay njaboot yoo xamante ne rek ba jamono ji ñu ngi wéy di ko jooy ndax lim leen jota woon ci diine ak ni nga war a taxawee rek ci kaw suuf ñu dinañ dem ba ca Ndar foofu tamit ku benn góor bu am juróom fukki at la ñu fekk rek ci quartier bi ñu duppee Xor Kabaan kooke nag dañ ko faat ñu jàpp ne sax ay paaka lañ ko jàmmate rek ba mu wuy ju boroom loolu nag am na sax ñu ci joxoñ tuuma ab dawalkatu saret laata enquête bi rek di fësal li ni mel dinañ wax ci wàllu dem beeg dikk bi fii ci Sénégal transporteur yi dawal ay camion nag ne ñoom fan yi di ñëw altine la sax dinañ dem grève li ñu bëgg rek mooy nguur gi xoolaat lépp lu aju ci wàllu pesage camion yi ndax gis nañ ne rek loolu dafa tax seen liggéey xaw a tàggatémbe dinañ wax ci wàllu sport coupe du monde basket soxna yi war a laale tey ak waa États-Unis loolay aju rek ci coupe du monde bi ñu leen jagleel foofee ci Espagne dinañ dem fekki suñu ndaw di Soda Thiam bu rajo Futur Média ba fa nekk rek wax ñu ana nan la gaynde yi fas yéene soobu ci boobule jongante mbokk yi ngeen taxirlu ñu faram fàccale. dañ ko waxee léegi ci ponk yi rek kii di Bruno Diatta nekkoon ku ñu ràññee ci wàllu protocole fii ci Sénégal mu jot liggéey ak njiitu réew yu bëri fii ci suñu réew kooku nag moo wuy ji borom démb askanu Sénégal wéy di méttit lu ni mel ba tax na sax ñu bëri daloo nañ ko ci njukkal loole nag tax na rek waa télévision Futur Média ñëwaat rek xamal ñu ak ki nga xamante ne rek mooy Bruno Diatta ak liggéey bi mu fi bàyyi ak Habib Faye. Sénégal ñàkk ku mag ki nga xamante nit képp ku chef protocole ci àdduna wërngal këpp moo la gën a yàgg ci boobuleeg poste Bruno Diatta génn na àdduna ci ajuma ji moom moomee lu ëpp juróom fukki at mi ngi koy liggéeyal bi la réew di Sénégal Bruno Diatta xam-xamam sawar ci liggéey waaye tamit yàgg gi mu yàgg ci nguur gi tax na ñu wóolu ko moom mi nga xamante nit mooy chef protocole bu président Macky Sall doon koo xamante ni ku ko jege la waaye tamit ku discret la woon téye boppam kenn daanu ko ràññee fenn ndax liggéey ga nga xam ne mu ngi ko doon liggéey état bu Sénégal moom moomee sax ca Senghor ba ci Macky Sall liggéey na itam ak Abdou Diouf ak kii di Abdoulaye Wade ñoom ñooñee ñëpp doon njiitum réew fii ci Sénégal service ya nga xamante nit liggéeyal na ko mim réew tax na tamit njiitum réew mi Macky Sall ci jamono yee mu yëkkati ko tabb ko li nga xam ne moo di jëwrin gi gérer lépp luy protocole ci présidence de la République tey Sénégal ñàkk na nit koo xamante ni it homme d'état la woon Bruno Diatta doon na koo xam ne réewum Sénégal ci wàllum politique dootu ko fàtte ba ilaa abadan. Habib Faye ni nga ko waxee kii di Bruno Diatta wuy ji boroom démb kooke nag doonoon ku màndi lool ci ni république di doxee ak ni ñu war a saytoo wala taxawu sax kilifa yi nekk ca palais ba ba tax na rek kooku di Bruno Diatta jot naa liggéey ak ay régime yu bëri. gannaaw bi ñu déggee xibaar bi sax njiitu réew mi ak soxnaam demoon nañ rek ci wetu njaboot bi ñàkk seeni ñooñ boobee bi rek dañ appelé leen ci li nga xamante ne rek mooy li mu jot a xam war gannaaw bu mu liggéey ak moom Pape Fana Ñing teewoon na fa ànd ci ak Marja. njàqare tiis ñenn ñi sax dem bay jooy ci buntu kër wala biir kër Bruno Diatta ñi ko jóge lool kenn mënu leen téye seen xol naqari waaye li ñuy jàpp ci moom moo nekkoon nit ku dëggu la. nit la koo xam ne moom daa mus am sutura yàlla def na mu dem ci sutura sonalul kenn
def na liggéeyam li ko waroon ci àddina ba yàlla def mu dem ci sutura dem bu rafet ñu ngi ciy sant suñu ku baax la woon nit ku baax la woon ku fonk nit la woon ku fonkoon réewam la ku fonkoon institution am ku fonkoon liggéeyam. nit ku baax nit ku oyof nit ku xamoon secret état di garder secret état di nit koo xamante ji Sénégal gi yëpp war nañu war a ràññi diplomate gi mu doon ndax jàmm ak salaam gi mu am te ñëpp naw ko muy Senghor di Abdou Diouf di Ablaye Wade ba ci Macky Sall. ba président Senghor wax na Abdou Diouf bi muy dem ne ko ak Cheikh Leyla wax na président Abdou Diouf bi muy dem président Senghor ne ko dénk mu la kenn de kenn rek laa lay dénk mooy Bruno Diatta ma xam ko lool nag mu nekk un homme sérieux un homme honnête un homme poli koo xam ni kilifa diine yi xam ne nekkoon nañu fi ca bokk ñoom diine sax ñoom ñëpp ko soppoon di sunu baay Alhaji Abdoul Aziz di sunu baay Cheikh Abdoul Ahad di sunu Cheikh Fatma defoon ko doomam ndax Edouard Diatta mi baayam daf doon xaritu Diatta. mbir yi naqari ko lool moom njiitu réew mi ñàkk gi mu ñàkk chef de protocole am moom Macky Sall tax mu dakkal voyage am bi mu dem amal ca Mali ngir nag jébbal jaalam. kàddu gi benn la ñàkk bu rëy la ngir askan wu Sénégal waaye Bruno Diatta dafa war a nekk exemple ci bépp sénégalais. te yaakaar naa ne ku mel ni xale suñu doom yi war nañu jël exemple ci moom fonctionnaire état bi yëpp war nañu jël exemple ci moom ndaxte vraiment lii lu ñuy xaar ci koo xam ne day nekk au service de l'état vraiment c'est une très grande perte pour le pays. ak Senghor ànd ak Abdou Diouf ànd ak Abdoulaye Wade ànd ak Macky Sall parce que comme ni ñu ko waxee ci biir rek moom c'était un patriote c'était un républicain. doon nag nit ku baax ku xàmmewul woon ku am ak ku amul foo ko gis mi ngi ree mi ngi kaf donc loolu lañ ci am dem bi bett nañu lool mais nag nii la ko yàlla bëggee ñu koy ñaanal yàlla rek fa mu jëm gënal ko fi mu jógee et que vraiment yàlla sàmm njabootam yëpp. nit ku baax la Sénégal yëpp a ko ñàkk de par la position bi nga xam ne occupé woon na ko muy homme d'état bu mag. Diplomate boo xam ne diplomate bu mag la ci domaine bi mu nekkoon mooy diplomatie ak protocole yaakaar naa ne pays africain yëpp ràññee nañ ne ci ñu gënoon a xarañ la bokk. gannaaw ba ñu déggee ni nga xam ne Bruno Diatta wuy ji na boromam ci àjjuma bi këram gi nekk ci Fann Résidence dafa fees dell fu ne la nit di jóge ngir nag daal di jébbal sa njaal ki nga xam ne xamoon nañ ko ci liggéeyal réewam. Pape Farañi ngi keneen ku wuy ji woon borom di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine loolee am at ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre naga ni tey loole nag wéy di des ci bopp ñi ñi ndax taxawaay bu mu cay bi kilifa bi amoon loole nag ñu koy fësal jamono ji ci li nga xamante ne rek yenn saay bu ñu nemmeeku ay jafe-jafe ci biir réew mi ak taxawaay yi mu daan faral di am sol dàllam rek ngir dox ngir jàmm mën a dellu ci suñu biir réew dinañ ci ñëwaat rek ci suñu xibaar yi di ñëw. ñu wax rek ci jëye ji ñu xewee fële ca Saint-Louis foofe nag ab góor bu am juróom fukki at ak ñett la ñu fekk rek mu faatu ñun gis na nag dañ ko jàmmati ay paaka ba mu wuy ji boroom kiñ ci joxoñ baaraam tuuma nag ñu ne ab charretier la laata enquête bi di béral li ni mel Ousseynou Thiam def na dox ñaxtu rek ñëwaat ci xew-xew bi. lu metti moo am ci gox bi di Xorkabaan nekk ci diwaanu Ndar Géej Léon Malick Diakhaté toll ci juróom fukki at ak ñett la ñu fekk mu daal di faatu ci fajar si bërëb bi nga xamante ne fa lañ ko fekk deret ju bare wër ko ñu fekk fa benn paaka mu yore téléphone itam ci loxo bi moom nag ki ko faat ay paaka yu bare la ko jam ci yaram bi li nag doon loo xamante ni askan wi ñaawlu nañ ko lool moom Léon Malick Diakhaté ñëpp jàppoon ni nit ku baax la woon te amul woon itam benn jafe-jafe ci kàddu yi nga xamante ni taataan nañ ko ci askan wi yeewoo ci Xorkabaan xamle nañ ni moom Léon Malick Diakhaté amoon na ak jafe-jafe bi ci guddi ak benn dawalkatu sareet ba sax tëkkoonte am seen diggante ci bisug samedi bi le sapeur pompier ñëw jël néew bi laataay loolu police teewoon ca bërëb ba ngir jël lépp ci ay éléments yi nga xamante ni war na tax seen enquête gën a gaaw jamono jii ñuy wax ak yéen ki ñu njort ni moo def mbir mi ba léegi kenn tegu ko loxo police ubbi nag l'enquête.
Ousseynou Thiam ñu wax ci wàllu dem beeg dëkk bi fii ci Sénégal rawatina nag ñiy yëngu ci wàllu camion yi ñooñu fas yéene dem grève altine bi ñu dëgmal ci loolu nag dañuy sàkku ci nguur gi rek ñu xoolaat lépp lu aju ci wàllu pesage fii ci suñu réew ndax gis nañ ne rek loole da leen di indil ay jafe-jafe ci seeni liggéey ñu teewlu kenn ci ñoom di Diallo Niang ci micro Salif Sow. opérateur économie yi maanaam muy transporteurs yi ñoom ñoo am problème bu ñu amee problème nag kon chauffeurs yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyloo di leen fay dañuy am problème kon ñun bu ñu nekkee ay syndicats nekkal fi chauffeurs yi kon il faut que bu chauffeurs yi amee problème ñu jóg mart bu dalee ci kaw bopp transporteurs yi day dalaalee ba ci bopp syndicalistes yi loolu moo tax kon il faut que ñu dem accompagner leen ci seen arrêt de travail boobu ñuy def parce que comme bu fekkee règlement bi UEMOA yëpp damay jàpp ne heure bu règlement UEMOA amee Burkina la war a commencer ndax fa la siège bi nekk. waaw ñoom dañoo wax ni dañoo jógee ci 40% mais avant ngay wax 40% ak 20% dañoo parewul ndax règlement 14 dafa wax ni da ngay former ñi nga xam les chargeurs ñi nga xam ne ñoom ñooy chargé oto yi formation boobu defuñu ko. pont acier bi dafa war a am foofu oto bi ñu koy réglé foofu ba mu génn à zéro mais loolu ñoom parewuñu dañoo jóg rek daan jël pont ba def ko jam ñaajoo. li gën a jaaxal nag ba tax ñuy taxaw mais oto mënul chargé réglé ba jàpp lépp baax na nga ñëw nga ne ko da ngaa ëppal 155 kilos. 155 kilos nga bëgg koo oto buy fay traite nga bëgg koo téye 72 heures moo tax ñu fas yéene maanaam taxaw bii transporter dañ koy taxaw altine maa ngi wax képp koo xam ni chauffeur nga yëngu ci poids lourd wala ngay transporteur lu mu mën doon surtout nga bokk ci. ñu dem ba ci bët Saalum réew mi rawatina ci dëkk bi ñuy wax Tàngoori nekk ci département Bignona foofee nag askan wi wàccoon ci mbedd mi rek takk ay morceau yu xonk baare ba li nga xam ne tamit mooy route nationale numéro 4. li ñu bëgg rek mooy sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen ndax dañu gis ne seen béréb boobee dara amu fa ba tax na lu metti la ñuy dund Boubacar Diassi. askanu dëkk kaw bi ñu naan Tàngoori nekk ci département bu Bignona takk ay morceau yu xonq laata ñoo baare route nationale numéro 4 bi te ñu taamu buntu commune bu Bignona ñaxtukat yi nasaxal circulation bi lu ëpp fanweeru simili ñoo ngi laaj li ni mel. nit ñi ñu ngi dund jafe-jafe yi métti ñaxtu woon nañu dem gis préfet ñu defoon nañ suñu ñaxtu bu njëkk wane li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe Tàngoori Transgambienne bu ñu Tàngoori Transgambienne 1 la ba 5 te 6 sax am na mais loolu noonu ñaxtu yooyu mooy nekk léegi boo xoolee canalisation ndox bi dafa xar Tàngoori ci digg bi même boo amee malade ci caniveau boobu noonu ñi fa wasin sax ci ay jigéen bëri na te doomu aadama dañ koo bind pour sutura nguur gi ñun ñëpp a ko bokk ñëpp seen loxo mu ngi ci nguur état Sénégal kon tey bu demee suñu doole lu mu mënul war nañ mën a wax nguur mu jàppaleñ ginnaaw biñ ko defee nag dégg nañ ko Macky Sall yebal na ay nit ñëw nañu waaye ginnaaw buñ demee tekk tekkaaral la def te ñun tekk tekkaaral bi arrangé ñu ngi ci nawet pax yi gën a xóot. ñaxtukat yi ñaan njiitu réew mi mu dugal ci loxoom ngir ñu mën a tàggoo ak seen i jafe-jafe. am nañu yaakaar ci président de la république maanaam tey ñëpp la fi nekkal Tàngoori tey boo xoolee même benn camion xeer mosuñ koo tuur ci biir yoon yi tey dañoo xam ne Tàngoori Transgambienne bi tey dafa yaatuwaay bi nga xamante ne tey boo xoolee tey bëgg nañu ñu am ay hôpital yi nga xamante ne danañu wuyoo seen tur cimetière yi fi nga xamante ne tey canalisation bi moom moo xar ba ci cimetière yi. ñaxtukat yi daal di nañu génne seen i barrage waaye gannaaw bu gendarmerie bu Bignona ñëwee ci bërëb ba waxtaan ak ñoom waxtaan yu gudd. Alpha Mamadou benn dëkk la bu nekk ci frontière Gambie ak Sénégal foofee nag askan bi tamit yëglu nañu li ñu bëgg rek mooy askan bi wala sax kilifa yi jàppale leen ndaxte ñoom seen malade yëpp dañuy obligé rek yóbbu leen fi nga xamante ne Gambie la te dañuy am sax ay jafe-jafe ngir mën a yóbbu ñooñu nga xam ne rek seen yaram dafa sutante ba tax na rek ñu wàccoon ñoom tamit ci mbedd mi di sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen Bakary Konté ànd ci ak Khalija. population yi nekk ci Dator Alpha Mamadou ci département bu Bounkiling ñoo ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe yi tax ndaxte pour ñu mën a def ay évacuation sanitaire lu jafe la. ku fi feebar yàlla bu la jàppalewul yow moom da ngay dem ardo saret moo la fi jëlee yóbbu la Gambie balaa ngay am saret ci boppam problème la parce que yoon yi baaxuñu benn yoon baaxu ci yoon yi yëpp pak kese lañ boo fi jógee di dem Gambie yenn saa yi sax nga ñëw ñu ne la sénégalais nga doo fi faju man Gambie laa ko gis te ngay dem faju ji ñu ne yow sénégalais nga bu Gambie bu waree fay téeméer yow junne ngay fay mais dem foofu faju moo gën nga dem Sénégal parce que balaa nga jógee sa kër dem ba Sénégal fii hôpital yi nekk da ngay dee ci yoon bi ñu bari ci yoon yi la ñuy jógee ci yoon yi la ñuy dee surtout jigéen yi nga xam ne jigéen yi ëmb yi. ay ndaw yu bëri yoo xamante ne yor ñu kayitu juddu mag yi ñu bëri yor ñu carte d'identité nationale. am na fi am pagay 40 ans am nañ ko mosuñu am pièce te pour ñu am pièce bi problème la da ngay dem ci mairie
ngay ne kay juddu laa soxla balaa da ngay dox at doo ko jot nga def ci ñaari junni ñetti junni doo am sa kayit wala ñu defal benn extrait bi nga xam ne extrait bi 1000 personnes ku nekk ak seen yéen ñu bokk benn numéro man fii Sénégal fii Kabada laa ko gis surtout commune Ndiamalathie ñu nekk ci commune Ndiamalathie ñoo ci gën a dee maire bi nga xam ne maire bi xamul dara moo ci nekk liggéeyam bi doxul dara. gox boobu am frontière ak Gambie am ñu yoon am ñu électricité. am na yoon boo xam ne nommé woon nañ ko fi ay at benn tey tàmbaliñ ko yoon bu jógee Budu ñëw ba Budu presque ñu nag Budu 2 kilomètres la man ñoo fexe ba ñu am si dara courant bi fi la Ndiamakuta man ñoo fexe ran bi ñëw na ba Ndiamakuta loolu yëpp waa Daato soxla nañ ko te soxla na lu ñuy def si këri diine yi ñu gëstu waa Daato. population yooyu lay nekk ci Daator Alpha Mamadou di ñaan gouvernement bu Sénégal daal leen jàppale def ay investissement yi mag ci zone frontalière yak Gambie loolu nag pour ñu génn ci pax boo xamante ne moom la ñu nekk. Bakary Konté feneen fu ñu nemmeeku ay jafe-jafe fu soriwul dara diwaanu Sédhiou di Kolda foofee nag kilifa yi yëngu ci wàllu njàng meek njàngal mi am nañuy jafe-jafe ndaxte ñu bëri ci xale yi amuñu ay kayitu juddu ba tax na rek ñuy sàkku ci waajur yi ñu gën a fagaru ndax lii ni mel dina indi ay jafe-jafe yu bëri ci wàllu secteur scolaire bi ñooñu sax daxuñu benn nguur gi dafa war a jekkiti ay daan rek teg ko ci waajur yi nga xamante ne rek dañoo déclaré wul seen doom Abdoulaye Diallo. bare waay ñàkk bind gone yi ngir ñu am kayit juddu saggante yenn waajur yi da siy bare lool. loolu moo mës a am surtout Kolda ji en tout cas région de Casamance bi loolu nag ci waajur yi la ak bëri ndax chaque année bis at bu nekk day am surtout ci école yi ci wàllu daara yi chaque année inspection de l'éducation fii dañuy jàpp ci loolu ba ñu mën a dimbale ñi amul extrait yëpp ñu defal leen extrait waaye loolu mënul continuer. mais lu may seet lu gën a bëri mooy élèves ñu bëri duñu am extrait loolu day indi ay jafe-jafe si wàllu jàngale bi day indi ay jafe-jafe xale bu yegsee CM2 mu am ay problème parce que léeg-léeg problème yi sax gën a jafe même audience forêt bu amee léeg-léeg élèves yu bëri duñu mun am ndaxte parents yi ñoom mi amuñu ay kayitu juddu. parent d'élève bi bu Saare Sama Cika dëkk kaw bu commune Saare Bidji moom yor na ñetti doom yu amul kayit juddu. mi no tami taro. man yor naa ñetti banta wax dëgg yàlla ñoom ñetti ñëpp amuñu kayit juddu ndaxte amaguma jot. mais baani temps. ca Saare Kolijan kenn du fa pare ngente sa doom te amaloo ko kayit juddu. bu fekkee xale juddu na si dëkk bi doo def ba ngente tant que amul kayit boobu loolu mënul nekk il faut mu am kayit juddu ba pare nga soog a wax affaire ngente. ngir ñàkk bind gone yi ci état civil dañ ñu bari ci askanu Kolda ñoo yaakaar ne foog mu am ab daan bi ñu teg ci ñu dul déclarer seeni doom. problème la boo xam ne que waroon nañ ko mën a corriger pourquoi pas par exemple ñu dem di criminaliser parce que mënuma comprendre sa doom juddoo nga def ci ay ngénte bu mbay bu baax nga mën a bañ a joxe li nga xamante ne moom mooy maanaam xaalis boobu parce que surtout aussi ci état civil nee nañu la premier volet bi mooy déclaration bi la déclaration dafa gratuite. audience foraine nii pour man dañ ko war a bàyyi day jàppale nit ñi de waaye du dimbal nit ñi parce que bu ñu ko tàmmee dañu naan bis bu ma jógee rek xanaa suy def entrée en sixième dina am wala suy def BFEM dina am dina am kayit judd. ca commune Kolda ñoom def nañu ay jéego ci wàllu état civil. parce que avant képp copie bu ñuy def fii dañ ko doon bind mais léegi ci loxo léegi nag yàlla may nañu depuis 4 ans 5 ans léegi copie yu ñuy def mairie Kolda dañ koy copier avec ordinateur. laata wàllu ñàkk bind gone yi ngir ñu am kayit juddu jóge fii ñu bari ci ndaw yi dinañu wéy di def seeni examen te duñu fa ànd ak kayit juddu. assainissement Touba foofee nag teg nañ lu toll ci fukki milliards ci table bi liñ ci jublu rek mooy saytuwaat lépp lu aju ci wàllu assainissement ci boobule diwaan directeur assainissement nag moo xamle ni mel mu gis ne programme boobu dina may lu toll ci juróom benn fukki junniy famille ñu gis ci seen bopp ba tax na rek dina antu diir fukki weer ak juróom-ñett ñu teewlu ko ci micro Mohamed Jojo. di ko tàggu si ko ci liggéey bu am solo boo xamee ne dañ koy commencé lundi bi di ñëw liggéey bu am solo boobu mooy Touba bi mu ko sàkkee ba léegi nguuru Senghor ba nguur bi fi jógee musul am système assainissement la ñuy wax ndoxu ginnaaw kër musu fi am
te loolu lu muy indi mooy feebar yu bëri loolu lu muy indi surtout mooy defe naa gis nañ ko hôpital bi am na feebar yu bëri ci loolu la jëm mais surtout lu muy gën a indi mooy bu tawee da ngeen seetlu en général ndoxu fos yi ak ndoxu taw bi dafay jaxasoo te loolu day indi feebar yu bëri bëri donc son excellence président Macky Sall bi mu faloo dafa dem programme bu ñuy wax modernisation ville religieuse c'est-à-dire këru diine yëpp mu seet naka lañ koy defee ay digale woon mais ñi ngi ci defe naa egsi na lundi bi le ministre bi di ñëw di lancer projet boobu bi nga xamee ni 10 milliards de francs CFA la barke démb lañ fi jógee def projet bu important mooy Kafeeru Kër Niang liggéey boobu féete na boor am na gaa moom ay réglages yu ndaw yu ñu war a def mais féete na boor Kër Niang pare na léegi ci beneen liggéey la ñuy jublu mooy affaire fosse septique lu ci bëri mën fi jóge pour Touba nuroo ak ni mu war a mel dëkku 2 millions d'habitants la war nañu weesu affaire fosse am comme li am Dakar mooy système d'assainissement boo xamee ne nee na mën a méngoo ak nit ñi seen bëgg-bëgg. aywa ni ñu ko waxee ci xët yi léegi nag équipe nationale bu Sénégal wàllu basket soxna yi nar a soobu tey rek ci coupe du monde bi ñu leen jagleel foofee ca Espagne ci loolu nag gaynde Sénégal yi rek war a taseek ñi nga xam ne ñooy États-Unis ci loolu sax am nañ fa suñu ñaari ndaw ñu fa teewal di Soda Thiam ak ki nga xamante ne mooy El Hadji Massamba Ndiaye du ñu def rek ngir fekki leen mën a xool rek ana lan la ñuy gaynde yi di waajale li ne mel soxna Soda ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ibou. lan la ñu mën a jàpp ci waajtaay laata ñuy sóobu rek ci li nga xamante ne mooy match bi war a dox diggante Sénégal ak États-Unis waaw Ibou li ñu mën a jàpp ci équipe nationale bu Sénégal bi nga xamante ne ñu ngi war a amal joganteem bu njëkk jëm ci coupe du monde bi comme ni nga ko waxee tey jii moo di rek naqar laa ko mën a waxee wala ci fi nga xamante ni dal na leen équipe nationale bi ndaxte dañuy daal di ñàkk seen benn joueuse ñu naan ko Aminata Fall di pivot boo xamante ni nag doon na indi lu bëri équipe nationale bu Sénégal bi loolu nag sax ke ñu ko xamal moom moo di kay tàggat équipe nationale bi di Cheikh Sarr ni ki démb nag la ñu xamal ni dañoo jóg ci guddi gi nga xamante ni moom moo di résultat IRM yi moom Aminata Fall nag dafa am ab gaañu ci mollet bi déchirure la am loolu moom moo daal di tax daal ba moom du bokk ci li nga xamante ni moom moo di coupe du monde bi wala sax match États-Unis Sénégal bi tey ji si ngoon waaye tamit boo deful ndànk dinañ mën a jox rek ni lu jëm ci compétition bi yëpp dina du ci bokk waaye loolu peut-être nañ ci dellu siwaat bu fekkee médecins yi confirmé nañ ko loolu lañ ci mën a jàpp leneen tamit li nga xamante ni mën nañ ko wax rek lu jëm ci lu soxal poolu Sénégal bi mu di Lettonie ak Chine li nga xamante ni ñoom la bokkal pool ñoom ñaar nag doon nañ jogante ni ki tey ji ci suba waaye jàppaleen ni Chine moo mujjee am ndam ci kaw Lettonie 64-61 lu ko daal di daan mu nekkoon jogante bu métti Lettonie moom nga xam ne moo ñàkk sax moom moo nar a nekk ñaareelu adversaire bu Sénégal ni ki suba laata muy am waa Chine. waaw Soda ci wàllu basket képp kuñ ne États-Unis nga war a tasel foofu sa xel du dal naka la gaynde yi Sénégal waajale bi la jongante. waaw liñ koy waajale nag moom moo di dañoo am chance bu ma nee chance moom moo di rek li nga xamante ni moom moo di tournoi bi ñu defoon ca Antibes nga xamante ni amoon nañu chance mu daal di jàkkaarloo foofu noonu ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa États-Unis naam score bi métti woon na trop ndax gagné woon nañ leen lu toll ci 51 points d'écart waaye loolu nag ka nga xam ne mooy leen di tàggat ba tey ci ay kàddoom rek laay sukkandiku mu di Cheikh Sarr lam ca waxoon moom moo dañoo defoon ay erreur yu bëri yoo xamante ni jàng nañ ko jàngaat ko xool États-Unis fa nga xamante ni fa la leen di jaar saa su ne muy di ca ci Rio 2016 ak ci match amical bi ñu amoon ci tournoi bi loolu yëpp def nañ ci ay jàngat ba daal tey ji dinañ def seen kéem kattan même bu fekkee ni dañuy xam ne sax te gañe woon ci yore titre bi moom la ñuy dajeel di États-Unis du yomb waaye dañ def le tout ba bu leen États-Unis di gagné sax du leen gagné ak score bu ngande. soxna Soda ñu ngi lay jaajëfal yow ak El Hadji Massamba Ndiaye ñu bàyyi la rek ngeen wéyal liggéey bi xanaa rek di souhaiter gayndey Sénégal bonne chance. ñu desandi ci wàllu tàggat yaram li nga xam ne rek mooy wàllu football
U20 U13 U15 wala sax ñoo xamante ne rek seen at dafa yees fukki at ak ñett fukki at ak juróom-benn jàpp fukki at ak jàpp ñaar fukki at dinañ am nag seen championnat bopp fan yi di ñëw loole nag ki nga xam ne di directeur technique Mayacine Mar mu gis ne loolu dina bokk bu baax a baax ci tàggat bi ñuy waajal ndaw yi laata ñuy sóobu rek ci élite bi ñu teewlu ko ci micro Cheikh Sadibou Diarra. li ñuy mbëbët actuellement fi ne nii mu war a nekk plan de formation football bi ñi ngi ci quoi et je pense que à partir de dina commencer ñëw parce que dañu am ay compétitions yuy introduire au niveau des jeunes maanaam compétition U15 compétition U17 ak compétition U20 parce que au compétition U15 bi ni ngi koy commencer ci école de football yi parce que ren dina am benn championnat national n'est-ce pas boo xam ne day am pour U15 yi ensuite dina am U17 bu ñu introduire pour club Ligue 1 Ligue 2. je pense que l'année prochaine également ñu dugal benn U19 mais continuer également jox moyen ligue yi pour que effectivement ñu mën a gën a continuer également augmenter match yi au niveau des catégories U20 et U17. li ma bëgg ci sama liggéey mooy vraiment mu nekk compétition yu nga xam ne dafay law ci dëkk bi surtout ci xale yi U15 U13 U15 U17 U19 ba nga xam ne véritablement xale bi bu jógee U13 ba may àgg U20 mais mu am au moins un nombre de compétition bu bare ci tànkam parce que loolu mooy tax mu nekk joueur mais loolu tant que réalisé wuñ ko je pense que du ñu am effectivement petite catégorie bu ñu bëgg. mbokk yi di leen jaajëfal ci teewlu bi fi la ñuy yam ak yéen ci xibaaru digg bëccëg bi di leen ñaanal kenn lu jàmm ak bon appétit jërë ngeen jëf.